jaajëfal leen ci taamu bi ngeen taamu la chaîne des valeurs Mourchid TV di fi taataanee xibaar yi marax gi li ci gën a fës. di gën a fës ci biir xibaar yi yokkute gi nga xamante ni nag nemmeeku nañ ko jëm ci wàllum carburant doon loo xamante ni jaaxal na ñi nga xam ne ñoo di chauffeur si ñoom sax ñuy wax ne bu ñu moyul paas bi dina daal di yokku ndax kat yokkute boobu ñoom mbetteel la doon ci ñoom ci waxtu woo xamante ni ñuy yëngu ci wàllum santé ànde gësëm ni ki tey ji seen janoog taskatu xibaar yi la ñu bëgg nag mooy ñu bàyyi ñaari agent yi nga xamante ni ñoom la ñu tegoon loxo waaye itam fexe li nga xamante ni moom la nguur gi waxoon ak ñoom ñu daal di koy sàmm Mballo Dia Thiam ki ñoñom daal di nañu janoog taskatu xibaar yi Yewwi Askan Wi nga xamante ni ginnaaw recours bi ñu jébbaloon conseil constitutionnel daal di koy dàkk waral ni ki tey jii seen janoog taskatu xibaar yi la ñuy xamle ni mooy fasal yéene nañu nag amal ab marche ni ki ëllëg ci alxames ji ci àllarba ji la ñu ca bëgg nag mooy fexe seenu liste boobu ndax gis na ni kat mbirum kumba am nday la ak kumba amul nday lu mu ci mënti doon njàngat li ci biir xibaar yi mbokk yi ponk yaa ngoog ko nes gis ñu dikk ak yéen ci àttal gi jaajëfal leen ci taamu bi ngeen taamu la chaîne des valeurs Mourchid TV di fi taataane xibaar ginnaaw bi ñu leen nuyoo addu jëm ci mbirum liste Yewwi Askan Wi nga xamante ni nag recours ba ñu jébbaloon conseil constitutionnel daal dina koy fësal wax ni la nga xam ne moom la ñu bëggoon mujjul antu ci noonu ni ki altine ji nga xam ne moom la ñu génn ci di Monseigneur Benjamin Ndiaye la muy xam ne nag mooy ñu woote ab dal ak tamit gën a jëmmal wàllum démocratie ci biir réew mi suñu bëggee dund ci jàmm nag kat Sénégal réewum jàmm la kon nag jàmm joojee dañu ko war a jëmmal ci biir réew mi dañu teewlu njàngat léegi Mamadou Thiam. ci misaal mu ngi mel ni ñu ne la rek Ousmane Sonko Cheikh Ahmed Tidiane Youm Déthié Fall wala ñeneen ñu ci mel ni Aïda Mbodj duñu bokk ci législature bii di ñëw ci assemblée nationale lépp nag tukkee ci ab cas d'inéligibilité ñeel ab candidate boo xam ni dañu ko dugal ci liste yi te ay atam matul 20 liste nationale proportionnelle bu coalition Yewwi Askan Wi ministère en charge des élections daf ko dàqandi woon mu di ndogal goo xam ni ku jéggi daf ko doon ñaawlu waaye conseil constitutionnel daf ko daal dee dëggal conseil constitutionnel boobule sax nga xam ni àdduna jëmale itam ci mbirum Benno Bokk Yaakaar ak it décision bi nga xam ni direction générale des élections jëloon na ko décision boobule mel ni kuy sauver Aminata Touré ginnaaw ba nga xamee ni dina mën a bokk ci élection yi waaye nag du ci ànd ak ay suppléant wam ginnaaw ba nga xamee ni conseil constitutionnel dafa daal dee dëggal direction générale des élections conseil constitutionnel nag la mu jàpp moo di ne ñaari liste yooyee wàcc wuñu ak tëralinu code électoral lépp nag fu mu toll nii jur ab njàqare ci askan yi ginnaaw ba ñuy xeltu ñaar ay xeetub jàmmarloo ci diggante kujje gi ak nguur gi kujje googee sax nga xam ni ci bañeeru ko Yewwi Askan Wi mu ngay waajal ndaje mu rëy ci àllarba ji ngir nag ñaawlu doxalin gi nga xam ni ñu ngi koy jiiñ président Macky Sall ne nag dafa bëgg amal élection yi te du si ànd ak pàcc bi nga xam ni ñoo gën a am taxawaay ci kujjeg politique bi lu ni mel nag tax na ba spécialiste yu bari jàpp ni décision bi nga xam ni conseil constitutionnel jël na ko mun na indi ay jafe-jafe ci langum politique bi gën a nasaxal xeex bi nga xam ni classe politique bi société civile bi citoyen yi xeex nañu ko ngir mën a tabax démocratie ci réew mi ci njeextalu ay bés yi rek église bu Sénégal daal dinay artu ci situation bi dem sax bay woote ngir ñu gën a mën a jox gëdd lii di vivre ensemble ak démocratie bu ñu sukkandikoo ci Monseigneur Benjamin Ndiaye lii di scrutin du lenn lu dul anam yoo xam ni dañuy may askan yi mu wane ab tànneefam ci coobareem. ci waxtu woowee nga xamante ni nag Yewwi Askan Wi ni ki tey jii seen janoog taskatu xibaar yi Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye nekk membre ci coalition Yewwi Askan Wi di xamle ni nag ni ki ëllëg dinañu daje sa place de la nation ngir wax déet ci ndogal gi nga xamante ni conseil constitutionnel jël na ko mu gis ni nag mbir mi ab jaay doole rek lay nurool waaye ñoom pare nañu ngir ëllëg amal seeni rassemblement ngir rek mu gën a jëmmal wàllum démocratie ci biir réew mi ay kàddoom ci micro Cheikh Omar Tall. ndeyu luwaay mooy constitution moo wax ne képp koo xam ne am nga lu la miti ñëwal nga taxaw fii pacifiquement waaye yow yëglul rek waxal le président de la conférence des leaders ne ko ñun dañoo bëgg a organiser nangam président Sonko génn na froy ñu ne ñu du am cartum réew mi moo ko mayee par force la ñun moom danoo dem avec ou sans autorisation dañuy dem
ñun daal ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw suba le 8 la marche est autorisée nañ ko par la loi ndeyu loi yi moo ne marche bi suba waaw lu mooy l'info du jour sax comme ça ma joxaale ko Sénégalais yëpp ñu xam ne marche bi autorisé nañ ko pour fu waay nekk nga dox ndànk ñëw place de la nation du am benn problème du am coow ñu ñëw taxaw fa woon Macky Sall ne ko majorité sénégalais yaa ngi nii. dañuy des ba tey ci ndaje moomu Ousmane Sonko nekk leader bu Pastef itam yëkkati ay kàddu la muy xamle ne nag moo di conseil constitutionnel ndogal gi mu jël tegu ko fenn gis na ne nag mbir mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey waaye ñoom ñooñu nañu xam ne ëllëg lépp loo xamante ni am na jëm ci violence ñoom seen loxo setu ci ndax am na yenn ndogal yoo xamante ni mëne su kaa jël ci ab réew mu mel ni réewum Sénégal ay kàddoom ci micro Cheikh Makhtar. li conseil constitutionnel def c'est de la haute trahison Sakho ak ñi mu àndal la ñu def c'est de la haute trahison c'est des délinquants de la loi waa conseil constitutionnel te tôt ou tard nag dinañu rendre compte def nañu seeni forfaiture dem làqatu barricade wu ñu jox leen ay garde corps jox leen ay avantages yu dul jeex jarul ñuy làqatu kenn du leen song kenn du leen dóor kenn du leen attaqué waaye tôt ou tard ils rendront compte devant cette loi qu'ils étaient censés servir et dire devant ce droit qu'ils étaient censés dire mënuñu saa yu Sénégal nekkee ci guuta benn magistrat lay doon bu dee procureur benn magistrat lay doon bu dee doyen des juges wala groupe magistrat lay doon bu dee conseil constitutionnel wala cour suprême boo leen dajalewoon ñoom ñëpp matuñu fukk saa su réew mi waree tàkk ñoo koy taal est-ce que loolu mën nañ ko continuer nangu. ginnaaw Yewwi Askan Wi waa ànd gësëm itam niki tey jii daal dinañuy jënoog taskatu xibaar yi la ñu bëgg nag mooy ñu bàyyi seen ñaari agent yi nga xamante ni jàppoon nañ leen jëm ci jéye ji nga xamante ni amoon na ca Tivaouane hôpital moom Abdoul Aziz Sy Dabakh ñoom yamuñu ca bëgg nañ itam ci nguur gi mu daal di sàmmonte kàddu yi nga xamante ni dénk na leen ko Mballo Dia Thiam ak ñooñam daal dinañuy àddu bu baax jëm ci accord yi nga xamante ni nag ak nguur gi xaatimoon nañ ko te ba tey jii xel mënu saa dal ay kàddoo ma ci micro Tuxayra Fall. am na ay événement yoo xamante ne xew nañ ci réew mi gannaaw ñun dañ fee nekkal liggéeykat yi su loolu amee muy ay événement yu malheureux ñun aussi war nañ cee am taxawaay mooy li xew Tivaouane ñëpp xam nañ ko li xew Louga gis nañu ko li xew Kaolack gis nañu ko moom moo tax dañuy nekk ci ginnaaw suñu morom liggéeykat yooyu suñu mbokk liggéeykat yooyu pour wane ne ñoom nekkuñu ci dara parce que comme ni ko président waxee ñooñu duñu ay sapeur pompier duñu ay pyromane du ñoom ñoo def li xew ñëpp xam nañ ko défaillance su système bi la donc ñooñu waruñ leen jàpp di leen dugal ci kaso bi te gannaaw am na ñun danañ leen taxawu boo wane ne ñoom defuñu ci dara leneen li ci nekk mooy aussi am na ay projet de reconstitution ay hôpitaux lu mel ni hôpital Aristide Le Dantec ak hôpital bu Louga pour hôpital Aristide Le Dantec ñun li ñu gën a soxal du mbirum suuf si li ñu gën a soxal ci projet boobu mooy que ne ñun bu ñu tax a perdre ñun suñuy emploi bu ñu jaaree foofu benn liggéeykat ñàkkal emploi am mais également bu ñu tax a ñàkk suñuy revenu liggéeykat bu ci nekk waruñu laal sa revenu itam li nga xamante ne prise de décision bi war nañ ci associer leen li ci des mbirum état la loolu lañ bëggoon wax ci mbir moomu. ginnaaw moom moomee personnel de santé yi nekkee ci région bu Thiès itam daal di wane naqar waaye tamit di fësal seenu jàppale jëm ci ñi nga xam ne ñoom la ñu jàppoon ginnaaw bi ñu ne dafa am ay fukki ak benneelu tout tànk yi ñàkkoon seen bakkan ci hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh fële ca Tivaouane ñoom nag personnel bi niki tey jii dañoo bankoon seen loxo liggéeyuñu yemuñu ca itam ña ngay xamle ni dinañu amal beneenu plan d'action ngir wane rek jàppale gi nga xam ni ñu ngi koy jàppale seen ñooñ yooyu nga xamante ni nag teg nañ leen loxo Pape Mor Ndiaye moo yor seen ay kàddu ñu teewlu ko. mbetteel bi mooy mënuñu xam ne jëye ji ba mu amee Sénégal gi yëpp ñëpp ne jëye am na liggéey de justice enquêteurs yi dinañ def seen liggéey justice dina def liggéeyam ñu xool ne juróom-ñeenti fan tey ñi nekk kirtiim ñaari xale ndaw yi jàpp leen comme ñoom jëye ji yëpp foofu la yem loolu ñun dañ cee am sax gàcce
bi ci des tamit li ñu am lu ñu njàqare gi ñu am moom mooy nan la jéye ju mel nii am ñu jël ñi nga xam ne ay fajkat lañu seppi leen comme ñoom daal ñoom ñoo taal ñoom ñoo bañ a fay ba xale yi ñàkk seen bakkan avocat yi aussi wax nañ leen lan ñuy toppee mooy comme méngoo na ak li nga xam ne moom la ñuy wax ba léegi rek mooy bàyyi nañu xale yi foo xam ne dafa wéet ba jëyee fekk leen ca mucc ñu ci maanaam ñun am nañ ci négligence waaye ñun suñu xel dal na foofu parce que ca njalbeen ba léegi xale yi ñoom ñu ne nekkoon nañ fa da war a nekk seeni kilifa ñi ne daan nañ fa ñaari yoon ñetti yoon ba jëyee ji am gis nañ leen ni toog nañu foofu suñu xel dal na fi li ci des nag avocat yi dinañ def seen liggéey beneen bi nga xam ne am na solo mooy ñun dañuy wéy di leen taxawu te ci taxawu boobu talaata incha allah kenn du liggéey toogaay yi ñaxtu ba yor passé ba tisbaar passé bu takkusaan di jub dinañu réunion waat ñun kàngam yi ñu toog ñu teg beneen plan d'action boo xam ne bii dañ leen di soutenir loolu ci loolu la ñuy nekk. ginnaaw loolu ñu àddu wax ci yokkute gi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci wàllum carburant bi bu ñenn ñi jàppee ni jafe-jafe Russe ak Ukraine moo indi bile jafe-jafe doon na loo xamante ne nag ñi du chauffeur yi fi mu ne nii njàqare lañ ci am ñoom sax ñuy wax ni bu ñu moyul ay bés yi ñu dëkkmal li nga xam ne moo di pass yi dana daal di yokku ndax kat yokkute bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci wàllum carburant bi jafe-jafe rek la leen di jural jëm ci seen diggante ak clients yi reportage Toukhayra Fall Pape Alassane Diop. ñàkkum carburant bi na nemmeeku ci àdduna bi te dara warul ko lu dul xare bi am ca Ukraine daal dina jur ab yokkute ci njëgum essence bi li ni mel nag dawalkatu ndaamaar yi li ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. waaw métti na trop parce que loolu moom ak circulation bu métti bi loolu bu ñu ko yokkee dina métti trop ñun chauffeur yi surtout ñun chauffeur de transport yi nga xam te ñun ñooy bus yi tata yi di ko dawal ak yeneen oto yi. léegi xam nga léegi essence benn dox bu góor la quoi xam nga finalement su continué nii jël vélo sax moo gën garer sa oto. parce que xam nga voilà soo yoree 10 000 francs da ngay circuler quelques kilomètres mu jeex donc métti na quoi. ñoom dawalkatu ndaamaar yi li di xamal askan wi ni yokkute essence bi dina indi ay njeexintal si njëgu paas bi. dañ ko yokk quoi ndax lu ñu dem ay Padoa yooyu noonu 1000 francs la fi daawee boo seetloo 1500 quoi. boo xool itam carburant bi yokkee itam gars yi itam ñu yokk seen i paas te suñu sœurs yi suñu yaay yi dañu nar a yërëm tamit si fay paas dañuy fay paas. aller retour instant bii nii man rek damay lakk ay 35000 léegi bu fekkee ay da nga ko bëgg a yokk gasoil lan lay lakk kon boobaa day métti faa ñu yokk paas yi. Alioune di ab citoyen di faral di jëfandikoo transport public bi mooy woo dawalkatu ndaamaar yi le ñu bañ a yàqu paas bi ndaxte crise bi daanaka fépp lañ ko nemmeeku ci àdduna bi. chauffeur yi maa ngi leen di digal ñoom super carburant bi ñooy yokk gasoil bi yokkul waaw te la plupart chauffeurs yi gasoil la ñuy utiliser. kon boog nañ bàyyi prix yi fu mu meloon pour jéem a jàppale askan wi. métti na moom vraiment métti na ci borom kër yi waaye nag amuñu ci pexe. crise bi du Sénégal rek c'est mondial. mu doon ab yokkute bu nu nemmeeku si njëgum carburant bi te ni njort ni xare ba am ci Ukraine moom moo ko waral li ni mel tax adduna bi yëpp daal di ko yëg ci boobu la jamono fii ci Dakar ñu yëngu ci wàllum transport bi daal di jànkonteel ak i jafe-jafe yu bëri rawatina ci dem ak dikk bi te dara waralu ko lu dul liggéeyu BRT yu ñuy amal fii ci Dakar li ni mel tax dawalkatu ndaamaar yi di faral di ñàkk essence wu bëri waaye itam seeni temps dañ koy faral di def ci tali bi. Toukhayra Fall dañuy dem ca Mbourkat foofee askan wa daal di wàcc ci mbedd mi amal ab marche pacifique ba ca sous préfecture bu Thiès Sud daal di fay jébbal seen mémorandum ñoom nag la ñu bëgg mooy nguur gi daal di sàmmonte kàddu yi nga xamante ne dénkoon na leen ko ci jamono ja ñuy inauguré lii di KMS bi ñoom askan wi di addu ni njiitu réew mi Macky Sall kàddu yooyu nga xamante ni yëkkati woon na ko fa naka daal di sàmmonteeg ñoom ndax kat boobu ba léegi mbir bi ab tekkaaral dong lañ ci daal di nemmeeku dañuy teewlu seen ay kàddu. moo fi ñëwoon ci KMS 3 bi vraiment daal di diggoon askanu waa Mbourkat ni leen yéen ñëpp na seen xel dal bu ngeen tëddee nelaw leen vraiment bëggoon nañu tey président de la république réaliser loolee nga xam ni waxoon na ko askanu Mbourkat ndax Mbourkat ci dëkk bi lañ dëkk ay sénégalais lañ te njabootu président lañ bokk kon vraiment ñu ngi lancé appel le président de la république. ñu koy ñaan. na ko programme sama këyitu kër nañ ko indi Thiès ngir waa Mbourkat mën a jot seen i këyit bu ko defee kilifa ya fa nekk borom kër yi waay wax ji di mun a gàtt du mun a gudd loolu la woon ñuy sàkku ñëpp dal ak jàmm ak salaam
te di ko woo moom président de la république di ko wax ne ko njabootam ñoo nekk Mbourkat am na ñu fa toj seen kër. Ça fait la 3e fois ñu toj foofu pour la première fois c'était avec le maire de Thiès Ouest moo ko tojoon bëggoon fa def un marché de poisson à l'époque bon ñu arrêté ko. Deuxième toj bi c'est les eaux et forêts donc ça veut dire que site boobu a été toujours occupé par les gens de Mbourkat bon toj boobu nag xaw ma nag lan ma ko sabab mais ñu ngi ñaan président de la République lépp luy toj en tout cas nous avons une liste toute la liste bi nga xam ne le préfet jox nañ ko dañuy ñaan yàlla rek di ko ñaan moom ci boppam pour que ñu régulariser tout le monde kenn bañ a ñàkk. ñu des foofee nga xamante ni nag sous-préfet bi arrondissement indi na ay tontu jëmale ko ci askan wi xam leen ni nag daanaka mbir mi lépp yemb na li des rek mooy ndogal bu jógee ci wàllum administration kon nag fi mu ne nii daanaka liggéey ba mën na si nañ ni la ca des bëreetul moom moomu sax la ñuy teewlu mu indi ñu ci ay leeral. di wax rek ni ñun ñi ngi sensible bu baax ci seen situation actuelle bu Mbourkat comme ni ngeen ko xamee. ndax depuis affaire bi tàmbali autorité bi muy président de la république dafa demandé woon ñu amal liggéey fii ci Thiès muy liggéey bu administratif li mu concerné woon mooy ñu defal ko état des lieux wax ni mbir mi demee ci Mbourkat mais aussi defal ko recensement képp ku ne nga xam ne am nga fa kër ci zone bu litigieuse bi wala nga xam ne am nga fa parcelle jël nañ sa tur recensé la bool bokk ko ak ay services muy urbanisme cadastre descos mais aussi ak yéen muy waa collectif bi donc suivre ngeen ko en même temps que nous loolu pare na def nañ ko ba pare mais aussi jottali nañ ko kilifa gi fi mu nekk nii li ñuy def mooy taaxirlu si la ñu nekk nii di xaar ay ndogalam ndax xam nañ ni li population bi bëgg mooy déclassement Mbourkat mais loolu ci décision wu autorité bi rek la aju donc loolu la ñuy xaar te évidemment bu ñëwee comme ni ñu ko yàggee defal dañ koy bokk ak yéen dañ koy saxal ci département bi mais aussi dañ leen ci yëgal ba pare boolewaat leen ci liggéey bi incha allah. ñu dellu si fii ci Ndakaaru àddu jëm ci OFNAC ak tey jii waxtaan bi nga xamante ni nag doxoon na ci diggante acteurs yi OFNAC doon kër goo xamante ni dafay xeex wàllum ger fili ci biir réew mi ni ki tey si ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal jëm ci wàllum xool nan la ñuy jëfandikoo lu jëm ci ressources naturelles yi waaye itam fexe nan la ñuy def ba ger du mën a am ci wàllu woowee loolu soxe ndaje mi nga xamante ni ki tey jii ñoom daal dinañ ci àddu ki ndaje moomu itam daal dinañuy joxe ay recommandation ngir fexe mën a xeex wàllum ger ci mbir moomu Moustapha Fall moo àddu ci micro Cheikh Martel. étude bu nga xam ne da doon saytu di wax ne dëkk yi nga xam ne pétrole gaz ak mine am na fa yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ci wàllu luñ ne chaîne de valeur maanaam bu ñu waree génne meññeef bi wala ñu war a wëgg pétrole bi yan anam la ñuy topp bu ci njëkk mooy bu compagnie bi di ñëw nan lay duggisee bu ñëwee ba dugg si tamit bu seetee lan lay fay impôt bu fayee impôt ba pare tamit impôt boobu noonu état bi fa la koy dugal est-ce que ci ay dépenses la dem et cetera ñu ne nag ci étape yooyu yëpp li nga xam ne ger la mën na fa am waaye ñu gis ne pour éviter ger yooyu am par exemple bu ñuy joxee licencié wala contrat yi ñuy laajte ne ki ñëw di seet si moom fan la bokk fan la jóge ñan la bokkal société bi ñaareel bi tamit di xool est-ce que amul lu ñu naan personne politiquement exposée ci ginnaaw ndaxte loolu gis nañ ne dëkk yu bëri jafe-jafe foofu dafay am leneen la ca topp nag mu gën a am solo ci étude bi mooy génn nañ naan li nañ daal li nga xam ne nekk na jafe-jafe ci secteur boobu noonu loolu nag loolu la étude bi béral daal di def ay recommandations ne am na solo lool ñu fexe ba boo lëgee ndaxte étude dafa ñëw contexte bu nga xam ne ñu ngi waajal démarrer production pétrolière et gazière kon baax na ñuy def li ñu naan principe de due diligence fexe de telle sorte que muy xam contenu local muy xam lépp xeetu contrat bu ñuy war di joxe ëllëg ñu mën a caytu bu baax a baax kan lañ koy jox. wàllum tàggat yaram ci waxtu bi ñuy àddoo Sénégal di laaleek Rwanda ngir lu ñeel éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023 fële ci Côte d'Ivoire ci noonu dinañ wax ci championnat au Sénégal ak Casa Sport bi nga xamante ni moo daal di jël ndam li ci diggante ginnaaw bu mu doon dajeek Tëngéej FC dañu teelu njàngat leeg Alioune Seck.
dañuy door xibaaru tàggat yaram yi ak éliminatoire yu CAN 2023 ci ñaareelu bëccëg yu éliminatoire Coupe d'Afrique 2023 ci groupe J bi Guinée équatoriale ginnaaw bi mu nërmeloo ñeenti bal ci dara ci génn bu njëkk daal dina daan Libye ñaari bal ci dara boobule défaite tax ba waa Libye am jafe-jafe ngir wëyal seeni dugg bu mucc ayib ci groupe L bi Rwanda mu ngi laale ak Sénégal ci stade Abdoulaye Wade Sénégal ginnaaw bi mu daanee Bénin ñetti bal ci benn moom moo féetoo boppu classement bi topp ci Rwanda ak Mozambique ñi nga xam ni dañoo def match nul Bénin moo féetoo ci suufu classement bi Sadio Mané ak i ñoñom dinañu def lépp ngir gën a wéy ci boppu classement bi ñu des ci ligue professionnelle bi Lac Ndiambour bu Louga dafa nërmelu ci kanamu AS Pikine benn bal ci dara naka noonu mu daal di wàcc ci deuxième division ginnaaw bi mu defee juróom-ñaari at ci boobule championnat club lougatois bi ci saison ren ji ñaar fukk ak juróom ci ay poñ rek la am magum te benn bëccëg rek daal di des ci njeexital bi US Gorée dafa mujjee des ci championnat bi ginnaaw bi mu daanee AS Douane ñaari bal ci dara Guédiawaye FC moo am ndam benn bal ci dara ci kanamu Linguère bu Saint-Louis CNEPS bu Thiès daan Jàmbaar benn bal ci dara match nul moo dox ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak Génération Foot Jaraaf bu Dakar moo daan Mbour Petite Côte Casa Sport moo nekk champion bu ligue sénégalaise professionnelle ci atum 2022 ci ndajeem ak Teungueth FC match nul moo fa ruus ku ne dugal sa morom benn bal naka noonu mu daal di jël ñaareelu yoon bile championnat club Casacé bi benn poñ rek ko yitte woon ci atum 2012 la njëkk jël championnat bi loolu moo ndarkepp xibaaru tàggat yaram yi. ñëw ci pàcc bu mujj ñeel xibaari bitim réew yi ca Ukraine jafe-jafe yi moom ma ngay gën a wëy waral askan wi fi mu ne nii ñu ngi ci guddi gu bës si tëggal ci waxtu woo xamante ni fële ca Tchad situation politique ba fi mu ne nii ma ngay wëy ak ñeenti leader yu opposition yi nga xam ne dañ leen tëj benn at avec sursis doon loo xamante ni nag jafe-jafe la ca biir réew ma njàngat leeg Mariam Tine. dañuy doori xibaaru bitim réew yi ca Tchad juróom benn leader opposition wu Wakit Tamon la ñu condamné benn atu kaso procès ba ñi ngi ko amaloon ci altine ji yemook juróom benn fan ci weeru juin ñi ngi leen tegoon loxo ginnaaw violence yi ak yeneen yàqu-yàqu yu ñu amaloon jëm ci intérêt français yi ci manifestation bi nga xam ni Wakit Tama moo ko digle woon ci fukki fan ak ñeent ci weeru mai bi ñu génn ca Jamina ab coalition wu parti politique yi ak association wu société civile ànduñu ak conseil militaire bu transition ba nga xam ni jont ba moo nekk sa bopp nguuru Tchad lu ëpp benn at. ñu dem ca Cameroun ak ouverture section parlementaire bu bees député yi ak sénateur yi reprendre nañ service tey ji ci talaata ji ca Yaoundé ba ñuy amal seen ñaareelu section parlementaire mu nekk ab section buy intervenir ci wàllum environnement économique ak social bu yaatu nga xam ni yokkute njëg li ci marché bi moo ko waral dina nekk it prétexte ngir adaptation ci weeru travaux parlementaires yi ak it adaptation wu loi de finance bu rectificative ngir xeex yile jafe-jafe waaye it teg budget état ba mu cohérent ak conjoncture internationale ba ak it xew-xew yi amoon ci diggante promulgation bi ak exécution am. dañuy jeexale xibaaru bitim réew yi ca Ukraine ak guerre bay wëyandi ca Sévierodonetsk féete ca est bu Ukraine ci 104e bésu guerre Russie ak Ukraine talaata yemook juróomi fan ak ñett ci weeru juin xeex ya ña ngay gën di tar ngir caxat yi ville bu Sévierodonetsk force ukrainienne yi ña ngay défendre ville ba malgré assaut troupe Moscou yi waaye gouverneur ba xamle woon na ni situation ba dafa yokku woon ci l'armée ukrainienne ba ci ville bu Donbass ak bu Lysychansk li mu fi rusoon ci xibaaru bitim réew yi.
Mariam Tine loolee sax moo fi ruusoon ci xibaar ci Mourchid TV 20h xibaar yi dellu si ci kàllaamay nasaraan ak Mamadou Thiam 20h30 Actu Plus lay doon lu may loolu mbokk yi dañ leen di ñaanal jàmm ju sax dàkk te di ko sàkku ci yéen seen kóolute mooy suñu mbégte way leen di ñu topp ci Mourchid TV la chaîne des valeurs.